tey yëglekaay yi lu ñu xëyee El Hadj Malick namoon nañ la ci yëglekaay yi ay ca ñu door ak l'observateur. soxna naata ay ca bisimilah ñu door ak l'observateur ci xëtam mu njëkk mi ngi ko dooree ci li nga xam ni mooy proposition de loi ci ñi bokk ak jege ñaale ak président de la république ki nga xam ne nag moo di maître El Hadj Omar Youm ma ngay artu di wax ni proposition bi nag dafa nekk rek lu nga xamante ni day indi ab xaajaloo wala yi tamit li ñuy tuddee discrimination te tamit dafay fexe ba maanaam tas lu ñuy tuddee la cohésion sociale waaye nag ki nga xam ne moo di Mimi mi ko proposé jàpp nañu ni moom kat li meram warut a tax mu daal di proposé loi bu ni mel moom maître El Hadj Omar Youm mi ngi na wax soxna Mimi mu daal di retiré lu ni mel Abdoul Mbaye moom nag ma ngay défendre kii di Mimi Touré moom jàpp na ni ki fi nekkoon premier ministre moom jàpp na ni daal buggul injustice buggul nit ñu koy bundu xataal ak di ko def lu nga xamante ni tegul ci yoon looloo tax mu taxaw temm ngir défendre kii di Mimi Touré ñu ñëw ci li nga xam ni moo di changement d'univers immersion dans les clubs privés dédiés aux femmes moom mel ni nag dafa am club privé yu nga xam ne daal jigéen ñi rek ñoom kot rek dong ñoom ñoo fa nekk dina sa ko nocci di xalaatal seen bopp foofee nag dugg fa yombul ndax di nga joxe lu mel ni 1,3 million wala 1,8 million soxna naata boo demee ci ñooñu la bokk ndaxte bari na ay lu muy défendre jigéen ñi te ñoom nen seen i biir université de la naissance wala bokk anniversaire bi nga xam ne dañ ci màggal juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam groupe Futur Média dem nañu fële ca Medina Baye loolu yi nag li nga xam ne la ñu fa nemmeeku moo di ni daal borom barab ba teeru na leen tatagal na leen sant na leen gërëm na leen ci li nga xam ne noonu la ñu taxawee ci liggéey bi navire Eolika affaire du bateau de munitions ñu ni nag ministre bi nga xam ne moom mooy ministre ukrainien bi dina ñëw daal xool lu jëm ci wàllu permis de visite yi Ngën Sarr à 69 ans kii nag moom daal li mu def doy na waar ndax ki nekkoon jabaram moom la dem daal di taal rek li nga xam ne moo di néeg ba mu dëkk parce que nee na daal lu tax keneen di ko takk takkuma la keneen du la takk ku la takk du la jariñoo ma daal di taal néeg ba nga daal di faatu loolu la waa ji daal di def Sicap Mbao pour un retard de livraison boucher bi nag moom daal dañ koo yéex a indil yàppam client yi taxawu ko mu daal di égorger ren di xatit nañuy def nag yi noonu la def dealer ba nga xam ne daal moom moo ko waroon a indil drogue bi nga xam ne moom lay jëfandikoo embellie des équipes nationales déclin des clubs mu mel ni que daal équipe nationale yi ña ngay rayonné ci catégorie yëpp waaye club yi fi mu nekk nii fu ñu demee Afrique asalaamaaleykum au revoir. doy na waar doy na waar jàll ci enquête El Hadj Malick. enquête les familiaux et lan la ñu wax liens familiaux et gestion des institutions mu mel ni ñi nga xam ne dañoo bokk ak président de la république ak yi tamit li nga xam ni moom la Mimi proposé mu mel ni daal loi Mimi bi dañoo nekk di ko saboter. ñu dem ci le quotidien. le quotidien soutien du PDS à sa proposition de loi mu mel ni rek waa PDS ñoom tamit ñu ngi jàppale Mimi ci proposition de loi bi waaye Mimi CREI le passif mu mel ni nag dafa mel ni CREI ba nga xam ni dekkaloon nañ ko fi te lépp jaaroon ci loxo Mimi mu mel ni daal bokk na ci bor bu nga xamante nii ñu ngi ko teg ci seen diggante ak waa PDS cherté des services de santé et d'éducation mu mel ni que lu jëm ci wàllu njàng mi ak wér-gu-yaram bi daal yëf yi fi mu nekk nii tulleeg màlli la ku nekk nu la neex ngay def yokk ba sa xol sedd éclairage public mu mel ni daal communes yi ñoom du ñu fay 25 milliards la mairie yi ameel Sénélec emploi des jeunes migration Mamoussé Cissé Diagne nee na moom bind na ci te mi ngi koy séddoo ak nit ñi mu mel ni nag fi mu nekk nii ndox yi jëm ca lac Rose commencé nañu fexe ba lac bi daal rosatul. ñu jàll ci le soleil. concertation sur la vie chère mu mel ni que daal commission yi daje nañu ñi ngi xalaat naka la ñuy def ba dund gi mën a wàññeeku proposition yu am solo def nañ ko ci lu ñu mel le ministre Issakha Diop mu mel ni que daal gis moom am na mbégte ci ouvrage yi nga xam ne gis na ko ca Kër Massar Samba Diamanka du Soleil lauréat premier prix de la presse écrite suñu naatangoo boobu nag ñu koy jaajëfal di ko féliciter ci loolu nga xam ni am na ko vente et confection de pagne tissé à Tambacounda ñu ne nag jigéen ñi daal sër yooyu nga xam ne moom la ñuy defar muy pagne tissé yi ñu ngi ci gis seen bopp bu baax. Libération lu mu xëyee tey. Libération mu ñëw la face cachée
du Quantum mu mel ni que daal lii ci hôpital Le Dantec ak la DCMP ARP neutralisé depuis la présidence pour filer le gré à gré de 92 milliards mu mel ni daal am na marché bu nga xamante ni nañ ko doxalee marché bi yaa ma neex la 92 milliards la lii di Libération def na ci gëstu bu yaatu kii nag ñaar fukki at ak ñett la am muy ameng dañ ko daal di rendi xatit ndax 10 000 francs attaque à main armée avec mort d'homme mu mel ni fële ca Jagali Ibrahima Sow moom mi fekkee yëf yi daal 25 kilomètres les riverains entendaient des tirs mu mel ni daal Samba Boy yi dañoo ñëw dóor ay sox ci kaw ñooñu charretier mort par électrocution à Sébikotane kii nag borom charrette la courant ba da commence mu daal ci ñàkk bakkanam soudeur mécanique soudeur ba nga xam ne mooy soudeur métallique bi nga xam ne moom moo tegoon yëf yi dañu ko daal di teg loxo ndax loolu daal mel na ni liggéeyam moom moo indi lu ni mel. Le Témoin ci politique la xëyee tey. succession d'Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du parti socialiste mu mel ni daal kan mooy wuuti Aminata Mbengue Ndiaye ca bopp PS loolu nag Serigne Mbaye Thiam Alioune Ndoye mu mel ni ñoom ñëpp daal ku ci nekk samp nga sa ndënd mu mel ni ñu nga jëm ca làmb ja leneen lu nga xam ne wax na ci Balla Gaye 2 Boy Niang mu mel ni daal xeex bi tar na wax ja bari na dinañ ci dellusiwaat. ci dellusiwaat incha allah Walf Quotidien. Walf Quotidien baisse des prix du loyer maanaam daal luyaas bi seer na lool mu mel ni nag dañoo nar a forcer borom kër yi ngir ñu wàññi li nga xam ne moo di luyaas bi ndax ni ñu ko yokkee jéggi na dayo loolu sax dinañ ci waxtaan Macky nag mel na ni ci ñetti weer daal bëgg na ci réussir lu nga xam ne juróom-ñetti weer a ngi nii mu lajj ci usagers et bailleurs ñoom tamit nee nañu nag danañu fipp ndax ñoo jël seen i koppar dugal ca ñoo xam lu ñuy jaayee seen luyaas offensive médiatique mu mel ni Mimi daal depuis mu waxee proposition de loi bi mayatuñ ko jàmm combat nag bu nga xamante ni daf koy def ngir rek taxawaayam gën a dëgër concert de casserole contre sa proposition Aminata Touré mu mel ni ba léegi rek gaa ñi ña nga ca kawam nee nañ dañoo bëgg a jël ay casserole wane ni Aminata Touré proposition de loi boobu mu def du jàll Moustapha Diakhaté ak maître Tine nee nañu daal baare nañu copie boobu nee nañu boobu baaxul boobu du jàll. Dégradation du lac Rose par l'État Alioune Ndoye sans solution mu mel ni daal Alioune Ndoye amu ci solution lac ba rosatul ndox maa ngay baawaan jëm ca moom. Les Échos El Hadji Malick. mu mel ni que ci wàllu François Mancabou Cheikh Tidiane mi ngi ko doon wax léegi procureur ubbi na ci information judiciaire mu mel ni dossier ba daal jeexagul ndax jël nañ ko jébbal ko juge deuxième cabinet muy Mamadou Seck enquête nationale sur l'emploi du temps des Sénégalais yi seen temps nañ lañ koy employé lan la ñuy def mu mel ni daal lu ci bari ci Sénégalais yi 17,4 heures par jour dañ ko nekk daal ci activité bu nga xam ne du leen indil dara Sénégalais yi 6,2 heures par jour nee nañu socialisation pratique religieuse ak activité de loisir maanaam daal mbirum daayira ak ay jàng ak ay poog yooyu daal dafa mel ni Sénégalais yi seen temps dinañ ko ci def lu bari jigéen ñi nag moom 9,2 heures au sommet waaw. dañuy nelaw da ngeen di nelaw rek. yeewu leen. lii moom faaw ñu def contre expertise. jigéen ñi 8,5 heures. am na ci góor ñi. ñu nga xam ni dañuy nelaw am na ci ñu nga xam ni 3 heures la ñuy yeewu consacré au repas ca lekk gi tamit dinañ ci ñàkk temps ak ñetti at léegi sax ñaar la. ñaari baraada wàññi nañ ko. bés bi le jour El Hadji Malick. bés bi le jour rapport mesure présidentielle de réduction des inégalités mu mel ni Oxfam nee nañ daal ñoom dafa mel ni lii daal am neexal la pour bëgg a jàllale 3e mandat bi ONG bi nee nañu contexte bu doy waar la ndaxte. opposition ak 3e mandat bi nga xam ne daal Macky bëgg na ko doxal dafa mel ni day neexal Sénégalais yi ngir ñu may ko lu ñu mel le Sénégal gagne 10 places dans le classement violente répression contre les employés de la poste mu mel ni daal waa poste démb ci manifester bi ñu doon manifester dañ leen a dóor ba daal fitnaal nañ leen gaañ nañu ci sax ay nit Italie benn Sénégalais bu am fukki at ak juróom la benn train daal di moxoñee mu daal di cay ñàkk bakkanam concours sur l'économie verte immédiat mu mel ni jël na ñetti prix
ñu dem ci L'As quotidien. L'As, la poste file droit vers le gouffre mu mel ni daal poste ñu ngi ci guddi gu bër setagul te fa ñu jëm lëndëm la lool loolu nag ginnaaw travailleurs yi ak domiciliation salaire yi loolu yëpp daal indi na ay problème ci kër gi ak ci yorin wi nga xamante ni moom lañ ko yor ñu jëm ci Mimi ak la nouvelle épine dans le pied de Macky mu mel ni daal fi mu nekk ni Mimi day song Macky gauche song droite coup yi di dal sonal na ko yem na ko fu ko yàlla yemul hibernation de la wala célébration de la journée nationale de la fille Fatou Diané nag nee na daal harcèlement yi ci réseaux sociaux yi ñu jagleel ko jigéen ñi war nañ koo wàññi lool. ñu dem ci beneen. Vox Populi. Vox Populi, publication du livre L'alphabet de malprésidence, les 26 péchés de Macky mu mel ni que daal Omar Sow moom conseil spécial du président dafa jël livre professeur Amadou Kabi daal di koy lakk ndax nee na lépp la ca nekk daal ay sos la dara du ca dëgg. Plus de réprobation sur Mimi daal dafa mel ni loi bi fi mu nekk nii gars yi sàmm dañ koo sàmm comme ay yamb kenn ku ci nekk yaa ngay wax na nga gisee loi bi ak lu tax Mimi loi boobu mënta jàll. leneen li ci des Abdoulaye Ly économiste directeur exécutif du club des investisseurs sénégalais sur le rapport du FMI nee na nag dafa mel ni subvention yi ngir ñu dindi ko loolu moom baaxul te jurul lu baax. Red Ba muy lac bi nga xam ne moom la ñu tuddee lac rose mu mel ni fi mu nekk nii lac ba rosatul. ñu jàll ci Source A. Source A enquête sur la prise en charge des frais d'assurance sur la succession d'erreurs ayant conduit à l'incendie du building administratif mu mel ni ay révélation yu doy waar xam nga building bi dañ cee def milliards yu bëree bëri jékki-jékki mu tàkk jéppét am na nag enquête bu am solo buñ ci def le coup de gueule de Ahmed Khalifa Niass jëm ci événement religieux mu mel ni ay carnaval la fi mu nekk nii ay solo ay sañse première attaque deuxième attaque troisième attaque ci rawatina nag mbokki naa tey jigéen ñi te muy dëgg. Sud Quotidien. projet d'amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall mu mel ni loi bi daal dafa mel ni am na junni mbir yu nga xam ni laxasu na ca Djibril Gningue directeur général pacte membre du GRADEC nee na loi d'amnistie du jëm ci ay nit waaye dafa jëm ci li nga xam ne daal wala des limites et faiblesses majeures mu mel ni loi la bu nga xam ne am na ay mbir yu ci nekk yu nga xam ne buñ ci deful ndànk dina indi ay problèmes on va vers une loi d'amnistie on va plaider pour qu'elle soit encadrée mu mel ni daal loi d'amnistie bi même buñ ko naree doxal nañ ko encadrer loolu mooy li nga xam ni wax na ko. ñu jàll ci tàggat yaram ak record. tàggat yaram li ma bëgg lool. Marcel bëgg ko lool Cheikh Tidiane bëgg ko lool ak sama nijaay encore mag Sadio Mané nga noonu ñu ni nag tey jii Victoria Plzen Bayern de Munich à 19h Sadio nee nañu nag fi mu nekk nii daa xaw a nooy ci Ligue des champions bi jot na mu wanewaat boppam na mu ko defee woon ci match yi passé avec le roi Sané le Bayern est en feu mu mel ni le roi Sané doomu ki nga xam ne moo fi nekkoon attaquant wu Sénégal boobu. moom nag fi mu nekk nii moo yor Bayern di taal di dugal waaye nag beneen match bu nga xam ne Barça Inter de Milan mercredi ñu ne nag match de la dernière chance waa Barça góorgóorlu leen waaye. stade moom tamit Sadio ñu ne tey nag Sadio moom war na jege Samuel Eto'o maanaam dafa war a taal mbaali ngir jege ki nga xam ne moom moo di Samuel Eto'o Pape Gueye ak Olympique de Marseille ñoom nag la nga xam ne moom la ñu defoon contre Sporting loolu la ñu bëgg ñu defaat ko Barça Inter une finale qui arrive très tôt tey daal defe naa ni Cheikh bu tëddee du nelaw. Djibril Wade président de la Ligue sénégalaise de football professionnel mu ne blocage bi am seen diggante ak Star Time yëkkati nañu ko kon mel na ni fi mu nekk nii doy na mbir mi leer na Omar Daf Mbaye lay technicien en danger ñooñu nag ay techniciens sénégalais lañu yu nekk yor ay club yu mag ca bitim réew nee nañu daal fi mu nekk nii dafa mel ni seeni mbir doxul ci jamono ji ñu nekk. tëjee ak suñu làmb nag. lu ma bëgg lool muy làmb muy face à face ba nga xam ne maa nga ca woon ba boori 1h du matin le temps monte jusqu'à 1000 degrés 1000 degrés la ko sawaay yóbbu mu mel ni nag diggante Balla Gaye ak Boy Niang numéro 2 coow la bari na Balla Gaye 2 nee na lii du combat Boy Niang numéro 2 nee na ko minute laa la may Sa Thiès nee na ki nga xam ne moom moo di rëg-rëg maa lay jox sa première défaite rëg-rëg ni ko fukki combat ma daan la fukki yoon jël bu ci nekk du nuroog morom. kon mag ak rek ñoo tase woon ca face to face. ñoo tase ca face to face. jërëjëf El Hadj Malick ci kanam incha allah di nga ko yaatal laataa ngay dem nga indil ñu le soleil par exemple ndax moom ci la xëyee Walf naka noonu Marcel président de la République waxtaan
waxtaan yi mu sàkk woon ngir ñu fexe ba wàññi dund gi rawatina loyer bi ndax daanaka moom moo xoj ñu bëri ak liñ ci wax ndax jàpp nga ni lii des ci ab diir dinañ mën a def loolu sànq dégg nga ko ci papier Ibou Diouf moom ay fourchette yu ñu fi teg daanaka loi bi ñu defoon 2014 noonu la meloon ba indi woon yaakaar waaye finalement yëf yi maanaam safaan lañ ci mujjee am ndax lii dina mën a nekk Marcel ci diir bu gàtt. waaw en tout cas xel yi dina tey ci wàllu boobu ndaxte li nga xamante ne mënoo ko fexe ba installé ci diiru sànq am na benn journal bu koy wax juróom-ñetti at dina compliqué ci yenn weer ay weer yu des rek nga bëgg ko def surtout que bu ñu sukkandikoo ci certains actes du passé qui poussent à penser que mbir bi xëy na utopie lay nar a doon mais on espère en tout cas on ne doute pas que am na ay spécialistes ay experts yoo xamante ne seen xam-xam màcc ci wàllu économie ak li di mel war nañ mën a teg ay solutions en tout cas ngir mën a fexe ba wàññi njëgu dund bi actuellement ñu koy fàttali quand même c'est un contexte international c'est un contexte mondial faut le rappeler waaye spéculation bi ni mu demee ci yenn point de vente yi doy na waar keroog maa ngi def benn gëstu ci li nga xamante ne moom la SICODEV daal di def comme enquête ni mu toll ci 82,8% de personnes yi ñu jot a interrogé dans les 14 régions du Sénégal ñoom nee nañ ci seen secteur seen point de vente yi fa nekk appliqué wuñu baisse de prix yi nga xamante ne moom la gouvernement bi daal joxe woon comme recommandation en tout cas il y a quelques mois de cela donc mu di li nga xamante ne dina quand même dina jafe ci réew bu mel ni Sénégal nga xamante ne c'est quand même le système libéral qui est encore là il faut le dire mais bu ñu tàyyi ci quand même concerté wu pour mën a fexe ba trouver ay solutions comme je dis ay experts après ñoom ñooy joxe li nga xamante ne moom mooy solution yooyu noonu on espère qu'à force de multiplier justement recommandations yooyu concertation yooyu dinañ fexe ba yegg ci li nga xamante ne moom mooy baisse de la vie en général ak li nga xamante ne moom mooy jëm ci lu jëm ci wàllu loyer bi ñuy fàttali que gouvernement bi renoncé woon na fi en tout cas ci li mu jot a annoncé à 97 milliards de francs CFA ci li nga xamante ne moom mooy taxe ak impôt yu jëm ci sucre cristallisé importé bi diwlin brut importé bi tamit ak li nga xamante ne moom mooy ceeb bi blé bi ak farine te ñu gis ne daal que communication bi xëy na manqué na ba léegi donc en tout cas ci diggante population yi ak ñi nga xamante ñoom ñooy autorités yi ñeneen ñi ñu interrogé ne ñoom 65% ñoom ci consommateurs yooyu ne ñoom xamuñu fan la ñuy mën a boole li nga xamante ne moom mooy actes yu mel noonu bu ñu ko gisee sur le terrain par exemple ay commerçants yoo xamante ne dañuy yéegal ay prix yoo xamante ne c'est complètement benn marge bu ngand la par rapport ak lu gouvernement bi joxe donc ñuy ñaax peut-être ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu boobu ñu gën a yokk communication bi gën a fexe ba nit yi am en tout cas fenn foo xamante ne ñu dinañ ko mën a jooy bu fekkee ne am nañ problème yu mel noonu. oui Ibou loolu c'est le problème du contrôle ak suivi président Macky Sall ci dogal bokk na yi mu jëloon dafa ne dañuy jëlaat yeneen nit ngir renforcer contrôle boobu noonu ngir prix yi buñ ko fixé. ñu mën di ko topp loolu tamit nekk na lu ci jafe ndax koñ bu nekk wala sax dëkk bu nekk ak ay prix waaw boo gisee ñu jël initiative boobu ci sama xalaat c'est juste pour jàppale ñi nga xamante ne institutions yu taxawal la ngir ñuy contrôler prix yi parce que bu fekkente ne ñu ngi ci terrain bi di contrôler ak njàppandalu population bi parce que ñoom aussi il faut ñu contribuer suñu gisee commerçant boo xamante ne saxawul ak li nga xamante ne moom lañ fixé en termes de prix ñu mën ko dénoncer comme ça ñu tëkk ay daan mais bu ñuy wax ci prix loyer bi par exemple bëri na ñoo xamante ne tey ñu ngi laam-laam est-ce que dina am ou pas mais ndax du doon effet d'annonce tout voilà simplement mais je pense que bu ñu demee benn décret présidentiel donc lu dëggu la te yaakaar naa état tey am nay mécanismes yoo xamante ne mën na imposer ba ku ko respecté wul ñu am nu ñu def ak yow donc muy loo xamante ne lu intéressant la parce que ñu ngi koy wax léegi ci papier bi donc boo ñetti catégorie la donc boo jëlee première bi par exemple 150 lañ koy fixé. donc mënoo ko romb lu mu cher 150 000 lay romb. mais reste à déterminer catégorie boobu. noonu waaye loolu yaakaar naa liggéey parce que boo xoolee
concertation bi ñu amaloon fan yi ak acteurs yi. ak présidence au niveau du palais. donc je pense que am na liggéey boo xamante ne précédé na ko pour mën a jox toutes les informations aux décideurs defe naa bu ñu ci noppee ci la ñu établir ñetti catégories yi mu gis ne lii bu ñu ko appliqué dina am vraiment benn impact boo xamante ne amal na ko askan wi muy luy xamante ne ñu koy xaar bu baax a baax. parce que quoi que l'on puisse dire metti na trop. ndax jàpp nga ni lu mën na nekk Alaaji Malick ndax njiitu réew ba muy wax la dernière fois dafa ne woon laataa njeexitalu octobre yi xañ na moom moo indi sax ñu génne yenn résultats yi ngir ñu fexe xool ci yenn anam la ñuy defee ba soulager askan bi ci wàllum loyer bi ndax jàpp nga ni lu ñu jël ci ay dogal dinañ ko mën a doxal ndax 2014 mu ngi fi woon ñu ngi koy fàttaliku effet contraire bi la amoon finalement. naata kubu concertation xalaat bind def ci kayit bu amoon Sénégal ay jël paie. xanaa waaw. maanaam loolu ci wàllum institution yi lu ñëw ñoo cay concertation ñoo ci dàq concerté wu ñoo ci dàq xalaat ñoo ci dàq bind conclusion yu leer la ñuy jënd teg ko la ñuy bind teg ko waaye application moom mooy suñu problème jëfe donc je pense que tey jii li nga xam ne président jëloon na ko amoon na ay début de solution nit ñi commencé woon nañu avec les surfaces corrigées et tout ñu commencé baissé waat le prix du loyer mais dafa mel ni loolu de saafara su jur jàngoro. surface corrigée boobu c'est une loi qui existe depuis les années 70 mais ça n'a jamais été appliqué années 80 yi tamit defaraatoon nañ ko waaye ba tey mooy loolu mais bi ñu ci jëlee ay dogal gars yi commencé woon nañu wàcc di wàcc prix yi mais dem nañu nag ba nga xam ni dafa mel ni saafara su jur jàngoro. bi ñu demee ba nga xam ni bailleurs yi gis nañu ni contrôle bi ci war amu ci la ñu commencé waat yëkkati prix yi mu nekk lu nga xam ne li ko gën a sabab mooy bëri na ay agence yu nga xam ne Cheikh Tidiane jóg rek taxawal benn agence de immobilière daal di teg naata jóg ni courtier la voilà et puis chacun fait ce qu'il veut donc ñu yëkkati prix yi di teg nit ñi lu nga xam ne metti na ba fa metti mun a yem ay ñeenti weeru loyaas lañ lay teg yëkkati prix bi bulletin de salaire ñaata nit ñooy nekk ca kër ga mais c'est extraordinaire fi mu nekk nii dafa mel ni ay jaam la ñu jàppee ñi nga xam ne tey ñoom ñooy locataires yi maintenant dans l'application il faut que ñu egg ci li ñu tuddee mooy commission boobu ñu wax ça c'est pertinent qu'il y ait une commission de régulation ou bien bu nga xam ne moom mooy toppatoo lu jëm ci wàllu loyer parce que locataire bi bu amee problème fan la koy jooy pratiquement loolu la dul xam moo tax boo demee tribunal dossier yi nga xam ne dafa nekk ci wàllu locataire ak bailleur bari na trop mais bu ñu amee benn organe de suivi de régulation exclusivement loolu lay toppatoo je pense que loolu dina indi solution mais la meilleure solution naata mooy chaque Sénégalais mën a am ak lu mu am mën a am kër ñu yombal accès au logement wàññi li nga xam ne moom moo di intérêt yi taux d'intérêt yi ak matière de construction yi bu ñu ko wàññee matériaux yi sénégalais bu nekk di nga mën a korkolaan ba am sa ñaari néeg ak pantere. Absolument. Cher, pour terminer, oui. La question que je me pose mooy pourquoi maintenant? C'est vrai que dund gi cher na tey jii jéggi na dayoo mais je pense que yii nii problème yi ñuy joytu tey bañ ko yàggee joytu yàgg na je pense que même ba muy entamé mandat bi sax waxuma sax bii mais bu njëkk ba c'est vrai que loyer bi fa lañ ko yëkkati woon après gis nañ fu mu mujjee mais là am na journal bu ko wax mooy président naka la mën a def ci loo xamee ni defu ko depuis boobu ba léegi ak pourquoi ak lan moo tax est-ce que ay nu mu tuddati ambition électoraliste moom moo làqatu ci biir te fekk loolu la est-ce que tamit duñu dem ba élection passée ñu delluwaat fa ñu nekkoon comme ni mu demee ci loyer bi on sait pas bon mais Malick wax na ko Sénégal ñun ñoo fi dàq concerté wu mais c'est déjà bien mais c'est une bonne chose quand même parce que ci loyer bi ak ci ceeb bi dajale nañ fa ay experts ci ceeb bi waxuñu ko sànq mais am nañ fa ay propositions xam ne teg nañ ko ngir xool naka la ñuy def ceeb bi bañ a jafe comme ni mu jafe actuellement fii ci Sénégal et on parlait déjà c'est une bonne chose mais comme ni ñu ko waxee aussi application bi je pense que là est le problème. On espère que dinañ ko appliquer. Merci beaucoup cher ñu jàll ci beneen rubrique muy un jour au Sénégal un jour